Ci revue des titres yi qu'on commence avec l'Observateur qui titre interview avec le ministre chargé de la communication à la présidence Hamidou Kastou voilà. voilà Hamidou un Kastou jeu de mots avec son nom de famille. foofee la gars yi gën tey seen xët ku njëkk ci l'Observateur kon seq waxtaan ak nga xam ni kon mooy doyen Hamidou Kassé ma nga xam ni kon mooy ministre chargé communication bu présidence waxtaan googee nag yaatu na mu ñëw ci ànd bi Benno Bokk Yaakaar jàpp ni kon njiitu réew Macky Sall la ko ñor mooy boole ñëpp tey sax gëm na kon ni loolee dina am ëllëg kon amaat ndam ci élection yi ñuy amal atum 2019 waaye it yeneen mbir yoo xam ne àdduna ci soxal mbirum Khalifa Sall Aïda Ndiong ak la nga xam it daal jàpp na ni tey luy jëmal réew mi kanam la te nguur gi jamono ji tegu ci politique yi muy amal. Dans l'As, on peut lire non-lieu de la CREI à Aïda Ndiong, Ismaïla Madior Fall met un bémol. muy ay kaddu yu jëriñ gi yëkkati moom Ismaïla Madior Fall ministre de la justice xamle ko kon ci lu soxal mbirum Aïda Ndiong moomee gannaaw kon ba CREI yi jëlee ab non-lieu seetal ko kon ci lañu ko doon toppee jëm ci enrichissement illicite waaye it kon escroquerie kon corruption moom Ismaïla Madior Fall leeral ni kon loolee di ab dogal gu CREI yi jël wute na ak la nga xam ni kon Cour suprême jëloon na ko Cour suprême sax muy fàttali na kon tey ji mu ngi mel ni mooy këru attekaay bi gën a kawe ndogal ga muy jël kon amul leen lu ko mën a dindi jëm kon ne ba tey mën nañu topp soxna si ci lu soxal détournement de deniers publics waaye it loolu laal escroquerie bijou. On parle toujours de la CREI dont la cloche qui titre absence de résultats, interrogation sur son utilité, son avenir, la CREI à l'article de la mort. La cloche kon dellusi ci yeneen mbiru dossier yoo xam ni waxoon nañ ko fii demoon ci liggéey goo xam ni kon CREI war na ko amal topp ko ba cappaandal ba ñu xam fan lay mujj waaye bu ñu sukkandikoo ci yenn kaay bi mel ni kon mbir yu bëri ci ay kilifa yu ñu doon toppee tuddoon leen tey jii dafa mel ni daal loole dañ kaa teg ci suuf ba ci mbirum Aïda Ndiong bi yenn kaay bi di laajte sax ndax kon du fi yem lépp lu ñu waxoon boobu ak léegi jëm ci liggéeyu CREI ak njotoon a tudd kon daal gis na ni mbir yi na mu waroon demeewul noonu. Alors dans Direct Info on peut lire reconduction de Aminata Tall à la tête du Conseil économique, social et environnemental, risque de tremblement de terre dans le maquis. mu nga kon it ci Conseil économique, social et environnemental ak njiitam Aminata Tall ma ngeen xam ni sax moom équipe am seen mandat ci weeru avril 11 kon war na jeex waaye teewul soxna si wane bëgg-bëggam ngir it yoraat kër gi liggéey gam fay amal boobu ak léegi jàpp ni kon fu mu toll nii amal na njëriñ askan wi waaye am ñu yoo xam ne daal ànduñu ci bu ñu sukkandikoo ci yenn kay googee ay kilifa yu kon yu bokk ci APR parti gi nekk kon ci nguur gi ne bëgguñ daal soxna si kon jiite waat la nga xam ni mooy conseil googee ndax jàpp nañ ni war nañu kon abale ñeneen jiite ko rawatina kon moom moomee nga xam moo ko jiite. Politique toujours dans 24 heures qui titre Farba Ngom et la danse du scalp, l'hygiène politique déserte l'APR. mu des ci yeneen kàddu yoo xam ne mu yëkkati woon na ko moom Farba Ngom doon responsable politique bokk ci APR waxoon bëgg-bëggam gannaaw ba kon Alioune Badara Cissé yëkkati ay kàddu jëmale ci doxalin réew mi administration bi ak yeneen moom nag mu mettit lu woon ko di laaj sax kon ñu jëlee ko it ba tey ca njiit googee ñu ko jox di médiateur waaye am ñu faral kon Alioune Badara Cissé depuis seen bopp ABCGM kon di koy jàppale ñaawlu kàddu yooyu nga xam ni kon moom Farba Ngom da kaa yëkkati woon di fàttali ne kon ABC la ko ñor kon bijou mooy rek la ko njiiti réew mi sant ci ay liggéey mu amal ko waaye tolof yi nga xam ni kon askan wi am na ko mu koy yëkkati di koy addee kilifa yi ndax jàpp nañu loolee kon la ñu mën a daal andee saafara ci mbir yooyu. Libération titre exclusif enquête française sur le Falcon 50 loué par Karim, une commission rogatoire à Dakar. ay leeral kon yu Libération xëy andi ci yenn kay boobu soxal mbir moomee nga xam ni kon ñu ngi koy toppee jëm ci Karim Wade ak it Falcon 50 nga xam dañ ni woon kon moom yoroon na ko waaye ab information judiciaire gu ñu ubbi ca kon la nga xam ni mooy ca Paris doon na mbir goo xam ni kon bëgg nañ kaa yaatal déglu mboolem kilifa nit koo xam ni kon laale na ci lu soxal Falcon boobee nga xam ni kon ab roppalaan la amoon kon ab compagnie goo xam ni daal jamono ji gis na ni nag ko Karim Wade yore woon des naa tey xel ndax it am na lu bëri loo xam ni jàpp nañ dañ ko ci jalgati kon bëgg nañ daal enquête bi Sénégal dugg ci loxoom ay kilifa yu nekk fii ci biir réew mi ñu déglu leen ci.
finit avec le quotidien qui titre Malaise à Touba 130 millions volés chez le Khalife. muy ab xibaar gu ñu it xëy joxe jëm ci ay koppar gu takku wax nga ko téeméer ak fanweeru million yu jàpp ni kon dañu kaa jël foofee ca Touba ci kër xalif bi loole nag tool mbir goo xam ne ni daal jàpp nañ ni ay addiya la yoo xam jóge na ci bokk na ay taalibe joxe ko doon nag lu doy waar bu fekkee kon am na soxna Bijou doon loo xamit war naa kon leer ngir ñëpp ñoo xam ni seen liggéey itam jëm na ci dugal ko foofee ca dëkk gu tedd ga ñu mun ci am lu leer. Merci beaucoup Mame Birame Diouf ci revue des titres yi donc ci kanam dinañ ci gën a dellu si ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu bàyyi la nga dem ndekki ji et puis continuer sa liggéey ci biir rédaction bi comme ni ñu koy waxee information yi dafay continuer aussi ci suñu site igfm.sn donc am leen habitude di dugg ci biir site bi nga xamante ne daf leen di jox des informations justes et vraies yoo xamante ne tout le temps dañuy am benn source du ñu tëb rek bind ko donc igfm.sn tey ñi ngi waxtaanee génération foot sport société people religion ak international information boo leen munti bëgg boo leen duggee igfm.sn di ngeen ko mun a am donc am leen habitude di fa dugg merci beaucoup à Mame Birame Diouf encore une fois avant ñu leen di jox coming next bi ak sport bi aussi dañuy jàll ci